asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di am mbégte comme ni ñu koy faral def bëccëg bu nekk ba heure bi di si dajale fi ay kàngam ñi xamante ne ci réew mi lañ nekk te mun a waxtaan ci réew mi ci problème réew mi te nag am nañu mbégte di dalal le professeur Aliou Sow professeur titulaire la au conseiller territorial ancien ministre et député maire ñu ngi tamit di accueillir fii kii di Alassane Seck mu secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme xam nga ne benn sujet la ñuy waxtaane tey mooy li lëmbee réew mi fan yëpp mbirum justice bi coow am na fa bu rëy benn magistrat bu tudd Yaya Amadou Dia mu bind benn bataaxal di accusé ki xamante ne mooy président cour d'appel bu Kaolack Ousmane Kane dafa jalgati yoon wax mbirum sax bugum am na ci ba ministère de la justice maanaam jël inspection générale de l'administration de la justice pour ñu enquête ci loolu nag xaw a jaaxal sénégalais yu bëri du guleet sax yu mel ni ñu koy gis justice bi boo la rappelé wu fi affaire Momar Sarr Wade ba amoon fale ba magistrat bi Aminata Mbaye ñu rajee ko génne ko justice bi am ñeneen juge yu xamante ne dañ leen takkaloon ci loolu waaye loolu boo amee ci réew nag mën na réew mu Sénégal mbirum démocratie te citoyen di xool loolu am lan lañ ci gis lan lañ koy jàngate loolu moo tax nañu am tey mbégte di dalal ñi xamante ne ñoom am nañu avis ci loolu te seen avis dafa compté monsieur le ministre ñu lay nuyu di la dalal mbirum justice bi bu mu xewee noo ko jàngatee. jërëjëf Alassane ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu auditeurs yi yëpp ak téléspectateurs du seen groupe bi di nuyu sunu mag sunu am di jàmm Alassane Seck bi nga xam ne moom lañ ju bokkal jotaay bi xam nga ñëpp dañ am mbetteel jaaxle ak tiitaange ñun ñi nga xam ne ni muy man muy yow muy moom muy keneen bu ñu jaaxlee dañuy kalaame ji ci yoon yaakaar ko óolu ko doyloo ko te gëm ne bu ñu dogalee lañ dogal dañ ko war a jëfee nit sax bu dëkk ab jukki alxuraan la ndaxte amul leen ndax loolu mooy réewu yoon noonu la tëddee boo demee ba bu njëkk sax dañuy dégg ab sénégalais jiiñ ci àtte ko àtte wax ci loo xam ne ni dina jaxase sa xel nga gëm wala nga bañ a gëm waaye bu ñu demee ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy àtte ñu jox leen pouvoir boo xam ne nii man am na solo lool kuy ñëw Sénégal sax di indi sa ci wàllu koom-koom di indi sa alal li nga jëkk xool ndax yoo dëkk boobu yoon am na fa am déet ñoom ñoo jiñante seen biir ñoo xaxarante ñoo tamante dëmm te ñu muy ñoo xam ne duñ ay xale ay mag la ñu ci yàgg lool ñu xamee leen ci day indi tiitaange ak jaaxle bataaxal balay bataaxal yi di am fan yi ñu mujj dégg nañ kenn ci ñoom wax ci rajo yi ni moom bàyyi na kuréelu attekat ya ngir luubu xamadi ñàkk teggin ak ñàkk ormal goo xam ne ni ña fa féetee ndaw la ñu won jëmale ko ca mag ña teguñ ci ay fan ab bataaxal boo xam ne amoon na ay juróom weer ci ginnaaw génn te boolu tax mu génn jamono ji lu aussi tiitaange la ci jëfin gi mais feeñal loo xam ne nii ci ay taqal mais man li ma ci jàngaat rek mooy ci ñaari bataaxal yi rek lu mu ndaw man génne naa ci lu bat fukki ñaawteef ay tiitaange ab ay kéemtaan yoo xam ne ni benn réew ñaanoon yàlla ñu jukki lu mel noonu teg ko ci ndoddal sa yoon te nga nekk réewum démocratie réew moo xam ne dañ lay joxoñee di la bàkke di la kañee réew mu ñu am yaakaar ci biir àdduna loolu naa ci ñëwaat léegi nii ndax si xam nga ci tontuwante yi wane nañ ci d'abord dëng ak jubati dëgg loolu du dëgg ñoom ñoo xam wane nañ également waxin gu ñaaw wax ju ñaaw feeñ na ci ñoo xam ne ni ay royukaay lañ ci war a àtte feeñal nañ ci également li ñu naan ak càcc ndax am na ku ci nekk jiñ nga keneen ak càcc feeñal nañ ci également ak parparloo mooy àtte goo xam ne yemale woo jox ku nekk cëram ak lam moom feeñal nañ ci aussi seen jiiñante ñàkk xam-xam ak ñàkk mën-mën mooy li ñuy wax incompétence naka lañ mënee ba ñuy àtte ñun ñu mënul xamuñ incompétent seen xam-xam matawul ñu war leen jox ñu suñuy mbir ñu war a àtte dem nañ ba feeñal ci sos ko mën a sos ak mën a nga baal ma kàddu gi kàcc ñoo ko waxante seen biir feeñal nañ ci également loo xam ne ni mooy ñëw di luñ bëtti loo xam ne ni sa yoon nekku ca ci ay pexe am na wala amut ñoom ñoo xam feeñal nañ ci également ak parparloo ci mbokk wala ci xamante wala ci leen feeñal ci li gën a garaaw nag muy jiñeente ger moom sëñ bi fu mu dugg jàmm matu fa am fu mu dugg matu fa am te bu ci li may daanelee ci loolu gis nga àdduna bi Afrique yi ñu wax ni boo xoolee fin yi gën a am yi fi am reyante gi nguur yi daanu foqani pouvoir yi ku tay am li ci gën a bëri dañuy tudd politiciens yi tudd mbiru waasu tuddul ne mais la koy gën a taal wàllu yoon wu jeng la wu dëng wala gu matul coowal tey RDC lu ko indi mbirum yoon conseil constitutionnel Côte d'Ivoire ñaata junni nit ñoo fa dee
ñaari jafe-jafe yoon wu jéngoon ci ay diw mën naa faloo diw mën ta falu ak et cetera Mali gii coow li muy bëri bu ñu fàtte benn affaire ginnaaw doomu président ba la mu gën a merloo askan wi mais ba ñu jëmee ba wote député yi mais yoon jénga ni ko imam di ko waxee ci nasaraan da ne après le blanchiment des capitaux nous vivons le blanchiment des voix mooy foqañ suñuy kaddu jox ko ñeneen ñun ñii suñu réew fii am nay jamono coow yu bëree dañuy tiit ne am na jéng nit ñi daal di jéngu bi ñu demee Côte d'Ivoire amoon na benn jamono conseil constitutionnel dem ba mais joxe ay résultats ne président Gbagbo gagné na. nga ko joxe woon. moo toogal ay weer taxawaat ne kii moo gagné. nga dem gannaaw jamono ji nag yeneen réew yi nga xam ne mooy réew anglophone yi ñoom di fësal ñoom seen fit seen bopp ay lu mel ni ay Kenya lu mel ni fan yi ci ginnaaw benn réew dafa est du Zambie sax. réew yu mel noonu. dañuy taxaw wane ne ñoom dañuy àtte ci turu askan wi parce que nag li tax ñu war cee mën a wax. ku ñu dégg naa nii lu ci seen yoon suñu yoon a ngi ci. parce que kii dogal day wax ne day dogal ci turu askan wi lay dogalu ci turu keneen ñu jox ko cër boo xam ne ñun ñëpp dañuy xeexal indépendance de la justice di xeexal autonomie de la justice ñun ñëpp man dama bokk ci nga xam ne dama gëm ne nii attekat warta manqué lenn. ba ma nekk ministre. ba ma nekk député dama gëm ne attekat muy waruwaayam muy dëkkuwaayam muy payoor gu mat ndaxte ci lay xëy ci lay nekk bu fanaan ci lay nekk suba ngoon warta nekk ci leen war nañoo fexe ba bu mu rappelé bu mu manqué lenn bay bëggal keneen leneen loolu ñun ñëpp ñoo ci d'accord parce que dañoo jàpp ne bëgg nañ bu ñu jaaxlee sëngéem dem wéeru ci ñoom te am la nga xam ne mu ñoo ko moom. waaw Alassane boo dégloo affaire bi tey droit de l'homme ngay défendre yow askan bi war nañu mën a jaaxle. waaw nañu jaaxle trop Alassane loolu moom vraiment Aliou Sow wax na lépp li mu wax yaakaar naa lu ma ci yokk rek dama ci yokkaat rek mais li ma la wax mooy li gën a ëpp solo ci Sénégal ci Afrique ci àddina sax mooy un état de droit mooy réew mu am droit am yoon mooy droit jubal loolu su amulee kon léppay nësax léppay nërmeelu te loolu moo am finalement Sénégal parce que c'est vrai que doo ko déggee problème bi nii problème presque personnel la entre ñaari magistrat yu xëccoo mën na nekk ñaari douanier wala nekk ñaari enseignant mais comme droit dafa nekk loo xam ni dafa génn ordinaire ndax dama ne man kii daay suma parce que waa UMS sama partenaire la Ligue sénégalaise des droits humains ci liggéey bi UMS dañuy bokk souvent ay séminaire te li ñuy xeex yëpp depuis ay at mooy indépendance de la justice loolu lu ko lal mooy jubal que état bi nguur gi génneel loxoom ci justice or pour man li jiite soxla loolu lu jiitu problème mooy entre ñaari magistrats yi dafa am magistrat bu nekkoon Podor ñu jële ko jaay ko doole jële ko Podor yóbbu ko Thiès pour man loolu moo jiitu woon sax wane ñàkk taxawaay bu ñàkk mu am ci Sénégal ci exécutif nguur gi ni mu amee doole ci magistrature loolu déjà quelque part pour man mooy enjeu fondamental bu jiitu mooy que amuñu indépendance justice c'est clair ndax nu ñuy woowee magistrat du siège ki nga xam ne mooy àtte nekk du président de juridiction su fekkee ne moom mu war a toog normalement juróomi at ñu war ko mën a déplacer parce que loolu mooy principe bi mooy pour ñu déplacer benn président de juridiction dafa war a am 5 ans su toogee ay fukki weer ak juróom-ñett 18 mois ñu jëlee ko Podor ndax am na lu mu fa defoon yóbbu ko feneen te teguñu ko ci benn yoon loolu day wane carrément que justice bi amagul ba léegi indépendance ndax dañ ko sanctionné ci li ñu gis ak li ñu wax ci moo am ci antérieurement loolu moo jiitu un peu ci soo xoolee chronologie des faits moo jiitu li am entre ñaari magistrats yi donc lépp rek pour wàññi ni déjà ci magistrats yi am na ay conflits internes entre peut-être génération ndax bu ñu waxee ci retraite bi am na ñu am 65 ans ñu war a dem retraite par force ñu 68 ans ñu may leen ko ndax ay chef de juridiction lañ day am 2 poids 2 mesures. mais boo waxee du am ñaari magistrats yi dafa benn affaire privée la ndaxte affaire bi affaire justice la. am na ci li xew foofu mun a concerner Sénégalais bu nekk. ndaxte li magistrat Yaya Dia bi na ci lettre am mooy dafa am ku ñu condamné woon à perpétuité pour meurtre ñu génnee ko kaso jox ko liberté provisoire te ñu ngi ko koy joxe warul demee noonu. je pense détail la mais détail am importance la parce que Sénégalais bu nekk mun nga suba retrouver kanamu juge bu fekkee ne yow sa dossier jàll nga fu mu nekk yoon mën na la condamné fekk dafa dara. Alassane loolu gàtt dëgg la Alassane loolu kenn werante wu ko justice bi li jiitu mooy mu am jubal. donc loolu dafa concerné citoyens yëpp ci Sénégal citoyens yëpp dañuy war a ñaan yàlla nguur gi jubal magistrats yi jubal loolu mooy tax ñu mën a tax yaakaar ci état de droit loolu moo tax ñu ñëw sax ci débat bi moom mooy pour wax ni naam justice bi ngi dox mais comme li nga wax rek li ñëpp di wax mooy dama am confiance ci sama justice réew loolu Sénégal sax loolu lay way
presque day nekk benn genre de slogan j'ai confiance à la justice de mon pays ndax loolu mooy tax nga mën a am yaakaar ci ëllëg loolu nga wax c'est très important dama ciy ñëw mais dama wax ne la y a deux phénomènes yu am naam am na état de droit dama doon wax un peu chronologie des faits wax li tax daay daan ci ñëw prochainement ci samay débat dinaa wax ne pourquoi tey Sénégal mën a am njàqare ci justice bi ndax ba léegi nii parce que en 2019 ak Ismaïla Madior Fall ñun war nañ ko ci benn plateforme pour mu wax nu président Macky Sall xam nga moo doon candidat am lan la nar fekkee dañ ko nar a fal en 2019 mu wax ni d'accord nañ ci principe bu def indépendance de la justice d'accord na moom président bi génn ci conseil supérieur de la magistrature mu nekkoon ay réformes yu préparé yu rëy yu doon préparé après 2019 après les élections or boobaag léegi dara changé wu ci li nga ma la wax ci affaire magistrat yi moom dama la ko wax mooy nekk benn situation bu compliquée bu doy waar la preuve ministre de la justice dafa obligé par exemple dem ci samedi bi la instruire IGAJ mooy inspection générale de l'administration judiciaire pour ñu mën a def enquête à partir depuis samedi wu àjjuma pour mën a xool lan moo tax loolu mën a nekk naam yàgg nañ ko dégg comme li nga wax ci ay il y a quelques années am na yu ma ci suivre woon magistrat boobu waxoon ci ban enregistré ko ci à la rajo muy wax affaire guerre mais guerre comme tu dis au Sénégal dañ ko yàgg a dégg mais comme ni nga wax li gën a garaaw mooy juge bu am jàkkaarloog moroomam ne ko yaa def lii bind ko ay këyit nag jaar ko bi lettre boo xam ne amul lamb-laamee loolu c'est un scandale loolu xam nañ ko mais li ma lay wax rek moom mooy du phénomène bu bees du tey la ma du gulet mais li ci importance daal pour man lu sous-tendre loolu lépp lu ko jiite mooy ñooñu ci kaw li tax ba ñu mën a féewale magistrat yi moom mooy ñàkk indépendance bi si justice bi am Sénégal depuis le début te boobu état bu ñëw rek nguur gu ñëw gën a confirmer ni ñoom li leen arrangé mooy ñu am mainmise teg la teel loxo ci justice bi loolu laay pour man moo jiitu yi lépp. monsieur le ministre bu ñu gisee dossier bi ñu bari dañuy naan seen yëf la seen ñoom juge yi seen biir la dafa mel l'impression bi nga am mooy population bi dafay mën concerné wul alors que c'est le contraire. man moo tax ma ñëw fii loolu laa bañ loolu laa nangul moo tax a ñëw fii nii sunu mbir la ñun la concerné ndaxte ñun la ñuy àtte du ñu dugal kaso du ñu génnee kaso. ñun ñooy am kalaame ji ñu jox dëgg wala ñu jox bañ a jox dëgg ñu toog wéet ak suñu bopp ak suñu borom xam ne li ñu tegal ñu am na wala amul wala jub na wala jubut. jënga réew boo demee ba gis nit bu demee ba amatoo yaakaar ci ñu lay àtte ngànnee ngay jël. musiba la. ngànnee ngay jël mooy di fitna ci réew mooy yaakaar amatoo yaakaar ci loolu xam nga àtte dafa nekk lu fi caaxaan kuy àtte da nga war a jël royukaayu jikko mandarga yi nga mandarga suñu borom wala ay yonentam wala ay wëlliwoom ka gën a jege mandarga yooyu ci suñuy biir moo war a sol mbubbu attekaay jamonoy antiquité sax buur ba ñuy ka doon jiite ak ña gën a jub ñëpp doyloolu leen li arab yi doo al amin ci jamono yi ñu toll nii mooy ki ñëpp óolu moo la ñuy dénk wàllu atte dafa laaj xam ak xàmmee ràññee jub ak jubal ak jikkoy ndee ji seex ak wan adduna ginnaaw ba nga xam ne ni lu dul dëgg ak fa dëgg féete amul leen lu mën a lonk xam nga ne indépendance de la justice nit ñi dañ koy yemale fenn foo ma ne weesu na ko dañ koy jàppee rek wàllu nguur géeg politiciens yaag la ñuy teg doole wala ci ay def seen i pexe pour yu attekaay topp lañ bëgg loolu benn pàcc la ci beneen ba mooy indépendance par rapport ak yenn yu bëree bëri mooy ci wàllu xaalis ci wàllu parparloo ci wàllu waaso ci wàllu xeet ci wàllu diine ci wàllu tarixa mooy bu may atte li ma doon yëpp te mën a atte koo xam ne bokk na ca loola ak koo xam ne sax noonu la wala soppe la loolu lépp ma teg ko fële xool li nga xam ne mooy li dëgg ak yoon teg mooy lan la loi bi santaane ak lan mooy li lañ def te méngool ak loi bi ak yan daan la ñu waajal wàcc yoon woowu bu amee ak nag bu waar ak man en tant que doomu aadama li professeur Souran doon wax il faut humaniser la loi mooy man moo tax ñu lay jox atte naan la diw bu defee nangam war nañ ko mën a tëj lu ko dalee benn at ba juróomi at ci sa aqulaa tàllaayoo ak sa yëg-yëg ak li nga gëm ak sa yërmande ak li nga xam ne jàpp nga ne diw bu ñu ko mayee sans mën def nangam ci ngay jël atte ko atte bu gën a saf wala bu gën a wala bu gën a oyof loolu dafa laaj moo tax may la dañu war a fexe ñoom li ñu ko waxee lañu xasante seen biir li tax mu jaaxal ma man dama la jàpp ne ñi gën ci ñun ci jikko ñoo ñu war a atte ñun bu nekkee ñoom seen biir ñoo ñu won ne am na ci ñoom ne xamuñu mënuñu jubuñu duñ jubal dañuy feet dañuy jéng dañuy def loo xam ne ni jaarul ci yoon teg ci ne Alassane man ak yow ak président Seck bi toog ñu daje fi mais daraja bi ñu jox magistrat amuñu ko professeur tutélaire agrégé ba nekk fac droit jàng magistrat yi boo taxawoon tey wax ak moom nen li mujjul fenn boo ko defal magistrat dina outrage à magistrat
jàppale léegi ne la ràpp ci kaso tëj la. kooku dañ ko aar jox ko dara ju mag a mag a mag jox ko maqaam mag a mag a mag a mag lii ñu laaj nii ñu jox leen ko ñu ngi leen koy laajal pour yokk maqaama boobu la lu ñu leen yokkal ñu yëpp dañ ci dañ koy nangu loolu nag bu nit amee lu mel noonu est-ce que ñoom li ñu leen sañ def ñoom war nañ ñoom defante ko seen biir a pare fësal ku ca kanam mu ne weng ñu dugg di ko jéggaloo dañ ne olof Njaay dane boo bëggee yar sa doom ci yaru ak bañ a xasteeg bañ a saaga bul saaga ci kanamam bul yuuxu ci kanamam loolu li am nii day gën a néewal doole seen wóy moo tax seen kuréel gi war nañu ko dajee def seen dëpp waxante seen biir benn ñaareel ba man maa ngi félicité garde des Sceaux xawma ko ci ni mu gaawee réagir pour ubbi enquête ci loolu enquête aussi bu mu nekk enquête u naxasaayal nañu saytu lépp mooy jëf yi mooy tamante gi jéeñante gi nañ ko saytu benn par benn ba xool li ci am ak li ci amut buñ jéem a mu sàng manaalu kiirlaay lenn xool bu nekkee la ñu wax am na ña ko def nañ leen teg daan ya méngoog jëf nañu def nañ koy tege ay nit ñoo xam ne ni dañoo wàcc yoon ci lu gën a ndaw loola. mais lu gën a tiital nit ñi mooy ci dossier bi dafa wax mbirum condamné à mort. condamné à perpétuité. ñu libéré ko liberté provisoire. mais loolu dafay jaaxal askan wi xam ne ñoom chaque jour yóbbu leen. ba ndax gerte caaf la ñu sàcc. waaw mais xam nga moo tax ma la Sénégal dafa am ñoo xam ne man sama façon yi par exemple ñaan ma ko yàlla boo amoon yenn jafe-jafe ak yoon defe naa dinaa xobidaas foofa quoi parce que xam nga nit dafa am loo xam ne dafa neexul ci xol man mii di wax ak yow daje naa ak ay magistrat yu bëri xam naa leen samay xarit samay am di jàmm xam naa ci ñoo xam ne nii bii lay wala tele gisuma ci kaw suuf alal wala doole lu xupp bu leen mën a tax a jéng mais xam naa ñoo xam ne nii yàlla xam ne ba su ma dossier tàbbi woon seen loxo du ma wut avocat damay xam ne samay mbir moom fa lay seeyee ba yàlla wëllu ma rek loolu nag moo baaxut comme que loolu mu baaxut moo tax xam nga bakkan foor na fooraange goo xam ne nii Alassane man moo xam la loo xam ne nii xëy na waa Ligue des droits de l'homme duñ ci d'accord xam nga atam bi ñuy dindi peine de la mort conseil des ministres waxuma révélu ma secret d'état ñi ma bokkul gouvernement xam nañ ko ñaari ministre ñoo bañoon loolu maa ngi dem si yàlla ji bokk du soxor du bëgg rey man je suis contre même faat bakkan man je suis libéral mais dama noonu mu nekk dissuasion boo xam ne ni parce que même bu ñu àttee loolu tant que président autorisé wul après duñ ko jëfee mais amoon na solo mu desoon mais ñu mën nañu ko bañ a jëfee mais mu nekk fi loo xam ne nii xëy na nekk dissuasion luy nekk luy xaw a teel ñenn ñi parce que bakkan foor na foor goo xam ne man dama gisul doomu aadama ak loo mën a xundee meree ko am naqar ba jël bakkan doomu aadama ne ko tàppit daggate ko waxatuma nag ñuy fooyee sax ay ciru doomu aadama xam nga ki mën a fooyee ciru doomu aadama bu dee mais ko mën naa dagg mën naa rey doomu aadama néew ku ci mën a def leneen lu dul ñaan sang ko suturaal ko man gëm naa ne am nga xol ak mën-mën mën a faat bakkan man loolu laa gëm loolu li ma ne ko waxuma loi bi li mu wax de ak droit bi li mu wax mais dama ne man sama aqula taala li ma gëm mooy am na ñaawteef yoo xam ne ci néew ku ko mën a def ci néew mën ngaa faat bakkan ci la def loolu bu amee situation boo mën a faatee bakkan ba mu borocee ko ca def ca ñoom ñëpp benn lañu moo tax même loi yooyu nañ profité ci occasion aussi xoolaat lu suñu loi yi parce que même bu nekkee ne dagg ay tendon wu néew ci xaw ma yan anam tëj ba xaw ma ñaata weer la ba benn at alamaan boo xam ne bariwul mais loolu est-ce que waruñu ko gën a xoolaat loolu est-ce que ute naa ñëw jéem a def njënd ñaawtee fi parce que en vérité li fi am dafa garaaw c'est-à-dire du ko tàmbali bees ay kilifa yu mag lañ yu yàgg ci magistrature bi nekk ay kilifa jiite beneen bi mooy am loo xam ne dama koy wax sama xalaat bopp nañu moytu di fal wala jox ndombo tànk loo xam ne réew mi ko bokk doomu aadama fa mu cosaanoo wala fa mu dëkk mooy li ma la wax léegi dëkkandoo mën na cee rax xame mën na cee rax wujje mën na cee rax kii at Alassane mën na nekk te sa wujju wala nekk wujju sa mag wala nekk noonu sa xarit wala nekk sa jamaale wala nekk sa nangam ak nangam est-ce que am nañ dañu war a am ñoo xam ne nii loolu lépp dañ koy gasul teg ko fële attar ngir yàlla ngir asset aqulatalla ci turu askan wi ak yoon li mu santaane loolu li mu laaj benn borom xam-xam dama wax ne mu ne moom jàngalekat dafa war a am xam-xam xàmmee ak ràññee taskatu xibaar dafa war a bëri xam-xam xàmmee ak ràññee ba kenn du ko mën a nax dugal ko ci guuta mais attekat dafa war a yor jikkoy wëliwu xam mën ràññee jub ndey ji seex mën a yemale concours ENA kii centre formation judiciaire ba nañu xoolaat critères yi bu nekkati ay comme diplôme rek
def concours ba am xam-xam kàccoor mën naa am xam-xam. kàccoor mën naa mën ñëpp ci concours nañu ubbee enquête. ci avant moralité yu mag a mag yu yaatoo yaatu xool jaar-jaar yi ba am na ko xam ne mu nekk étudiant wala élève ab sàcc la woon. am na ko xam ne violé woon na nekkoon xale bu ndaw. am na ko xam ne dañ ko xayma woon ci mbóosóor yu bon a bon mu màgg dëggal ni mun naa soppeeku mais yooyu boo ko defee États-Unis boo fa demoon tey nga bëgg a nekk président wala leneen li dañuy xool sa jaar-jaar yëpp olof Njaay tubaab moo ne ku sàcc nen bu màggee am doole ja sàcc wu yëkk nañ xool jikko yu man segg man attekat laa bëgg dama jàpp moo leen gën a laxas moo leen war a gën a laxas jaan ci tànnum président ndaxte dégg ko si réew mi ba tey déggu ñu marche ci ëpp dëkk ne attekat bi na fi jógee ko wala nañ ko folli wala bëggatuñ ko dégg ko dégg nga ñu marche ci àdduna bi na président ba daanu na ministre ba daanu na diw daanu te pourtant léegi-waleeg kay atte dina def li yées doomu aadama yi ka jiite ñooña lii buñ ko kafee buñ ko detaanee na ñëpp jóg taxaw ci loolu parce que ñun ñëpp dañoo d'accord ci suñuy lempo lépp lu attekat bëgg ku mucc ci guerre wala mbuus wala ku ko jaay dool d'accord nañ ci man de buñ ma doon fayte attekat bi lu ma ñett yoon liñ may fay te pour ma xam-xam nangu naa ko bu nekkee na moom boppam ba atte ma ci ba mu amee jaaxle ëllëg beneen bi mooy wàllu koom-koom Alassane bu ñu fàtte benn affaire suñu koom-koomu réew ñun lu ci gën a bëri jokkalante ak bitim réew la waaw mais lii coow li ngay dégg nii mais dafa am benn impact international ci Sénégal bien sûr bépp investisseur bu ko dégg di nga tiit di nga taxaw ku doon waaj ñëwaat bu bas mi jeexee di nga ne lii de wóorul ndaxte mën nga faa dem ñu complot la. te ambassade dañuy def rapport. dañuy def rapport avocat yi baro bi déggaguma leen ci dañ cee war a wax ndaxte ñoom bu nekkee dañuy jox ay dossiers ñu am ay clients di leen xeexal ci seen i dossiers justice te mu leen nañ ne ci li nga gaa ñuy feeñal ci waxtaan bi mooy nit ñi mënuñoo toog kumtoo jël dogal yoo xam ne ni seen waxtaanu biir la ci loo xam ne mën na bañ a wéngu mais méngoo ak yoon kon boobaa ñoom seen xam-xam ak seen mën naa naka saay ci pexe yoo xam ne ni weesu na yoon mais leneen moo ko lal ñoom aussi dañ ci war a wax xeex bi xeexu jëpp Sénégalais la li ñuy wax nag du duut baaram attekat yi ku ci nekk ñun xam nga ñi foo dem am nañu jubut ñëwuñ pour def procès attekat yi mais dañu ñëw def procès ay fait ay jëf yoo xam ne du ñoo ko wax ñun ñoom seen bi ñoo ko tuddee ñoo ko waxante ñoo xaawi seen sutura ñu dégg ko ñun am suñu tiitaange parce que ku ci nekk ñun di nga kaso jombul kenn am jafe-jafe dem kalame jombul kenn man tey bu ma ñu woon song suma kër de di ko rajaxe aw ma sañ-sañ jël fetel aw ma sañ-sañ jël jaasi li ma am sañ-sañ mooy oote police wala gendarmerie dem yoon kalame ji loolu laa am kon loolu nañ ko aar nañ ko dëgëral nañ taxaw temm mu jaral ñu lu ne beneen bi mooy man damay ne politique bu nekkee lu mën na am ci àtte ga ba ëllëg si mën ngaa def sa dossier candidature mais pexe yooyu seppi la sànni la fële mën ngaa def sa am mairie bu ndaw a ndaw nga dem gagné ko xam nga mairie gagné mais bu ñuy valide bu ñu demee ba tribunal war a jël këyit yi mais bu ñu am na bu ñu daaneel ñaari bureau la ñetti bureau sa gagné mën naa nekk ab jël la donc li ñu leen jox ci doole dafa bari mooy indépendance de la justice dëgg la autonomie de la justice mais ñu moytu aussi lu ko rax lu koy yàq ba ëllëg si biir li gars yi di bañ mooy pouvoir des juges dem ba finalement président ba sax ak nguur ga ñu tànn seen doole day nekk as tuut ci ñi nga xam ne ñooy àtte bu nekk àttekat yu jubla moom man d'accord na mais bu nekk am na ci ñoo xam ne benn rek ji nga benn àttekat kese bu jubul bokk justice mën na faa tasaare jikko yi ak fit ba yàqate lépp nañ fexe def ay enquête ji nga muy tous les corps du Sénégal ña ca rax te defuñu lañ war a def dëng ne leen dàq génn leen ca biti teg leen ay daan loolu bu amee tey population bi naka la ko gisee parce que dañuy am impression que justice bi day doxee ñaari tànk ñam doole ñi bu ñëwee ñoom dara doon ci fekk waaye ñi xamante ne ñoom amuñu doole amuñu kenn ku leen défendre et ça bu ñu toogee dañu leen néewal doole. Alassane kooku Sénégal yi finalement dafa yàgg am lu mel noonu xam nga li nga wax sànq ni am na il y a quelques années une dame magistrate bu ñu génne woon radié ko ndax loolu parce que dem yi nga wax benn kaw benn délinquant bu ñu jàpp tëj ko grand commerçant ci ay garab. ñu mujj ko baal. alors que procès bi eggagul parce que y a 3 phases. mu daw ñibbi dëkkam réewam surtout koo xam ne gan la dëkkul Sénégal loolu mooy scandale grâce présidentielle alors que loolu déjà sur la forme loolu rek tax nañu war a wax. te dossier boobu la ñu xaar enquête bi jeexagul. non doo ko dégg fenn foogu doo ko dégg fenn donc c'est pas la première fois sur le plan politique
gis nga ba tey magistrat yi suñu décidé ne ñu ñëpp jaaxle sur le plan politique dossier Karim Wade dossier Khalifa Sall dossier yu bëri ñun yàgg nañ ci wax xam ni état bi dafa am ay manquement loolu ñuy wax volonté politique pour mën a teg lépp ci yoon moo manqué Sénégal loolu moom ñëpp ko wax way la sax ndax yu baree dañuy wax rek état bi dafa am benn genre doole boo xam ne daf ci nërmeelu écraser justice bi surtout et loolu mu wax Aliou Sow mooy li am moom mooy bala nga ne naam nekk fa su fekkee ne ñun suñu justice amul kattan pour mën a jaarale lépp ci yoon ndax ragal na dafa am parloo boo xam ne dafa fàngaaral moom moo am li ma lay wax damay ñëwaat encore ci problème bi rek su amee conflit entre ñaari magistrat dañuy xool lu ko laal ci kaw parce que nekkul loo xam ne dafa nekk lu simple dafa am fu mu jógee donc li ma lay wax rek magistrat bu nekk dafay am sentir que dafa am frustration ndax am na lu mu war a fu mu war a féetewu fa ndax dafa xam ni xëy na ñoom ñaari magistrat yi kenn ki dafa am lu ñu ko jox lu ñu ko jagleel lu ëpp doole mooy le cas surtout actuellement ni cas bi ñuy wax dafa am 2 poids 2 mesures d'abord ci seen carrière magistrat bi fu ne président de la république kooku déjà dafa am ay manquement fondamental bu jiitu mooy président bi mooy décider ak ministre de la justice mooy décider ñoom ñaar mooy président et vice-président du conseil supérieur de la magistrature loolu mooy manquement bu rëy te président bi dafa d'accordoon à l'époque man bokk naa ci ñi doon saytu ak Ismaïla Madior Fall pour mu wax nu lan la nar son candidat après 2019 ñu ne woon dañuy d'accord mu génn ci magistrature bi mais Sénégal ak c'est vrai que sax du xëy na du Sénégal rek mais on parle du Sénégal moom li am bu des alsaan moom mooy magistrature bi moom mooy justice surtout laa bëgg a wax mais gis na le cas ministre de la justice même su fekkee ne Aliou Sow am na lu muy d'accord ak moom mais ministre de la justice depuis le début ses premières sorties mais c'était effarant da ngay tiit soo waxee tout de suite moom en tant que magistrat il joue un rôle de en tant que avocat mais en tant que ministre de la justice dafa doon jouer presque rôle de procureur au départ ci benn histoire bu ndaw Korité man koy fàttali mu génn daal ne kii daal di joxe déjà verdigam sorti yu bari yoo xam ne dafa sorti presque malheureuse yoo xam ne dañuy jaaxle ni kii comment il s'est fait que man mën a wax loolu en tant que njiitu magistrature njiitu justice yëpp yooyu yëpp dès le départ depuis 2019 mu am ay sorties malheureuses sorties yoo xam ni malencontreux yoo xam ne dafa doy waar ci ministre de la justice boobaag léegi loolu mën a tax sax déjà bàyyeeku bi am UMS temps yi doo koy déggee muy jouer des jeux parce que rôle syndicat fort di demander ñoom seen première sortie seen première demande depuis presque 4 ans c'est demander indépendance de la justice kenn faalewu leen. mais ci principe bi indépendance bi ñoom juge am nañ ko parce que président Abdoulaye Wade mos na wax benn jour justice yi juge yi dafa mel ni genre esclave da ngay libéré mu dem ba ci bunt bi ñëwaat. waaw mais Alassane loolu c'est trop parce que kooku Abdoulaye Wade peut-être sur le principe bu juge bu bëggee nekk indépendant mun na ko. non xam nga lu tax système bi ni mu demee la xam nga ma lay wax le cas de Ngor Diop bu nekk Podor dañu leen président de juridiction da nga war a def 5 ans ñu soog la war a changer te su leen changer comme au Togo su leen changer nit juge de siège da lay laaj sa avis ndax da nga bëgg a dem soo ñu yóbbu la Louga wala ñu yóbbu la Thiès mais kii dafa ñëw def 18 mois def benn procès jàpp benn nit benn kilifa tëj ko ñu ko bàyyi ko def pression mu ne ma dama ko bàyyi damay liggéeyam ak laa taala le lendemain ñu woowaate waat benn loolu ñuy wax consultation à domicile te loo xam ne dañ ko tere woon consulter à domicile 2 mois après bu mujj bi conseil supérieur de la magistrature bu mois de mai mois de juillet ñu woowaat conseil supérieur dàq ko yóbbu ko Thiès mu def 18 mois au lieu de 5 ans 60 mois donc loolu day wane déjà que état bi ba léegi mi ngi ne mu nekkoon il y a 30 ans ñu ngi continuer def consultation à domicile ñu continuer président de la République exécutif diriger conseil supérieur de la magistrature yore carrière magistrat bi ministre de la justice nekk vice-président donc dara changé wul à la limite dana sax dellu gannaaw donc loolu laa bëgg a wax ne loolu moo jiitu woon ci ñun suñu ay ñaan suñu liggéey pour ñu mën a def indépendance boobu sur le principe au principe mais dans les faits dans la pratique loolu amul Alassane li ma lay wax aussi que mu am depuis temps aussi Sidiki Kaba mu am 2 carrières ñu am réduction da leen bàyyi mu am 68 ans ñeneen ñi 65 ans ñu ne ci demal sa yoon loolu ci même corps donc loolu lépp day indi ay jafe-jafe yoo xam ni du donc dina bett ëllëg que mu am ay conflit de génération parce que li ko indi mooy président kan boobu dafa démissionné UMS donc bi muy démissionné UMS donc dafa nekkoon dafa contaroon politique bu UMS moo tax mu démissionné UMS parce que du woon xuloo bi rek ak son inférieur hiérarchique mooy le juge yi Dia donc dama ne la dafa bari lu ci laxasu ci système bi boo xam ne dafa nekk dafa feebar système bi c'est clair mais li ma la wax ci ñàkk indépendance justice bi am parloo génération bi ak génération bi bokk na ay avantages loolu lépp day indi li am actuellement nii mu am 2 poids 2 mesures am ay scandale dans la justice ñuy échanger ay lettres def conférence de presse boobu soo ko dégg juge yu siège mooy conférence de presse ñu jox ko ay micro yu bari muy wax de façon kooku mosoo ko dégg
entre deux corps. est-ce que loolu jarul ñu def assise de la justice ñu toog clairement redéfinir rôle yi ñu xoolaat indépendance bi naka lay demee état bi fan la war a yem fu ñu mën a maye juge yi def seen liggéey ñoom tamit indépendance bi leen jox ñu motal ko. mais loolu Alassane dafa war a am yaatal ko ba ñëpp bokk ci du ñoom du nekk assise boo xam ne waa justice ka ñoo koy seq. société bi yëpp. société bi ñoo koy waxtaanee xam nga am na forum de justiciable maa ngi leen di félicité. kuréel yu mag a mag ñun leen war a dooleel ñun askan wi leen war a dooleel wala taxawal kuréel yu mag yu mel noonu dooleel leen xam nga léegi dafa léegi indépendance de la justice léegi indépendance xam nga lan la leen moo koy jox doomu aadama bala ñu këyit la ko jox wala loi mooy gëm yàlla. am fulla ak fayda. bien sûr. fonk sa bopp d'abord. li ñu def nii débat bi ñu def nii mais indépendance lañu affirmé fii Alassane pour mu def débat bii nii ñu nangoo ñëw am na koo doon wax naa la bul ñëw wóoru ndaxte ëllëg si boo amee problème ak magistrat yi. mais comme si yàlla am na ko mën a wuti ci kaw suuf man damay politique ay temps damay dem débat am ko dama sawaay bul wax nangam bu waxee nangam xam nga yow président bi sa mag la bu la yéene dara du ko def man ne mais yow sëñ bi nag da ngaa bëgg jël sama biddiw man. sama jaaja ak sama ëllëg wékk ko ci doomu aadama ci kaw suuf bii nii. waaw bu dul borom bi. doy na waar. loolu xam nga loolu ka lay dugal ci lu kooku indépendant wul. te bëgg laa bëgg a dugal ci yoonu jatang. mooy li nga gëm yow bëgg koo wax doo ko wax ndaxte da ngay calculer boo ko waxee mën na laa kañ nangam. loolu mooy vraie notion indépendance en vérité. mais liy am tey jii nii li Alassane wax man loolu laa d'accord nañu profité situation bii nii askan wi. kilifa diine yi kilifa aada yi sénégalais yi nga xam ne ñoom la ñuy atte ña nekk ci kaso yeeg surtout avocats yi aussi baro bi. ak attekat yi nga xam ne ni ñoom lii lim la naqaree ma ko noonu la leen naqaree ñëpp nañ dajee péncoo waxewe ko loolu benn la ñaareel mooy assises yooyu amagul de xëy na mais nañu fexe ba bu ñuy tànnate ku ñuy atte nañu dëgëral lool tànnin ba kenn kuy rax. di fa tilimal di fa gàkkal bañ faa mën a dugg def ci soppi texte ba nga xam ne ni ku ci def loo xam ne ni xaarewuñ la ko daan ba dina gaaw tar-tar goo xam ne ni boo ko bëggoon def sax xalaat ne lii nga ciy góobee doo ko xalaat def di nga ko moytu parce que am na ñoo xam ne ni jub ak seen aqulaatala moo leen def li ñuy def am na ñoo xam ne sàmm seen intérêt ak seen sutura mooy tax ñu moytu nangam am na ñoo xam ne ragal moo leen tax moytu nangam ñetti catégorie war ngaa jël këyit yu bees loi yu bees yoo xam ne ni da nga ko ci naxasaale ba ëllëg si biir ku ñuy joxati ngay àtte turu nit sëñ bi xam nga mooy nga toog jógee sa kër ay milliardaire bu ñu amoon te jafe-jafe kenn di àtte mën naa ñëw nekk ko xam ne ni amul sax asakaay loola loolu pouvoir mag a mag la xam nga kilifa ku demoon ba jiite Sénégal ñëpp nekk booy jóg sax ay soldats ñëpp taxaw mu nga dama benn jamono ab magistrat convoqué la nga oysi ko xool li am fan yi Mauritanie loolu du magistrat sax loolu policier yi la ñoo li ko ba nga ñëw toog ak koo mënoon doon ak loo mënoon toll mais ki yàlla may daraja jooju maqaama boobu nga ñëw toog ti ne xoj di ko déglu nag mu leer nañ ne kooku bu toogee xalaat ak aqulaata la am bu ko neexee tey fanaan kaso ngay fanaani bu ko neexee doo wax ak keneen bu ko neexee diw ak diw la seet si bu ko neexee amoo sañ-sañu nangam bu ko neexee kooku mën naa bind kayit boo xam ne ni dañuy dugg sa kër tey tëj lépp dugg ubbi say armoire ak ubbi say lépp bu ko neexee tey mën naa jël dogal ne yow sa doom ji nga jur sa ak sa soxna tàggoo ngeen amatoo sañ yow gis doom ja ndaxte gis na ci yow jikko joo xam ne ni wóorul mais sëñ bi loolu rëy na kooku rëy boo xam ne ni président de la république sax amul doole jooju bien sûr kooku duñ ko jox n'importe qui waruñoo nangu noppee ngir aar suñu bopp wala bañ ku ñu teg ay daan ëllëg bu ñu jekkoo wala wala jaay wan ñu boppam ak darajaam noppee ko xuumtoo ko ji nga xuumtoo noppee masla mooy naxasaayal réew dem ba finalement lay yor canu mbaaru réew ma funax ne nàcc mbëpp daanu ñëpp suux ak sama maa ngi lay gërëm baax parce que di nga genre débat yi ñun dañu jàngaloon sisti taskatu xibaar métier mooy informer éduquer socialiser divertir genre émission yi lépp la ëmb en même temps ci biir mooy alerter wax ci aali kala ji la am Mali ñëpp a ngi koy wax tey jii mais li am fii nii façon yooyu mooy indi lu am Mali mooy askan bi dem di nga pulaar danaan ko péetal sumi saare mooy lakk-lakk su ndaw a ndaw nga sàgganee ko mooy talub dëkk lémm
daay atte dafa mooy garaaw goo xam ne mooy am na daay. ñoo xam ne bés mooy daay voilà am na at am na ñoo bés boo demee ba fooyee seen atte def ci lenn mën na faa jógee ndax indi fitna boo xam ne ci réew ma mais kenn du ko nangu. bien sûr mais bu ñu bëri jël nañu ngànnaay li tax ñu jël ngànnaay c'est parce que amatuñu yaakaar ci atte amatuñu yaakaar ci leneen dëgg la mais ku bëgg a dee wequ nañu aar sunu yoon nañu aar ñu yor sunu yoon bu ñoom aussi buñ nangu ñu gën leen gore nañu matee li ñu leen óoloo parce que wax naa leen bu ñuy dogal dañ ñu ngi atte ji turu askan wi. la ñuy attee jumtuwaay ba sunu lempo la jànguwaay ba ñuy jàngee sunu lempo la seen jàng ba keroog ñu ma def concours ba sunu lempo la kooku ko waxul ku ñu ci mere rek c'est parce que mere nga ñu ci njuumte xaxaruñ kenn. xarabuñ kenn. mais li fi am fan yi wax nga ko léegi mosuñ koo dégg d'abord raison d'état dafa am c'est que li ñu génne ñoom keroog seen bataax seen biir mais ci biti lépp ko gisatoo. est-ce que wàcc nañu wala wàccuñu yoon est-ce que jalgati nañu wala jalgatuñu yoon buñ ne man mii wax ak yow tey nekk naa ministre bu jógee fukki at buñ ma oowoon tey tribunal ci sama yorenu ministère dama yoroon moo war a ñëw tey war a défendre sama bopp ak samay avocat xamal laa mën a fa ci mën a sukkandiku du samay kàddu kese de mooy lu ñu ma laajoon la ma ci bindoon tontu ci bu nekkee dama ci bindoon def ci cachet confidentiel wala secret te loolu moom mooy aar man pour ma mucc ci firndeel li ma wax li muy jénne tegewul lii mooy dëgg gi bu ma ko génnee mën nañu maa jàpp tëj ma ne damaa gàddu sama kër wala ginnaaw service bu ma nekkoon këyit boo xam ne ni administration da ko couvrir ci loo xam ne waratuma koo yor man nekk divulgation de document administratif ñu koy wooyee te man loolu la war a ngànnaayoo pour aar sama bopp am na kii yu bëri man bu njëkk damay jël samay pexe ne bu ma deewoon ëllëg samay doom màgg ñu duut ma baaram ci loo xam ne ñaaw na ñu xeexee loolu ñoom wala ñoom ñu gis loolu xam ne suñu baay bañ ko dénkee lii la defee woon mais buñ ko mënta jëfandikoo pour setal deram mais au moins duñ ko xeeb ci lañ koy jéem ndaxte du dëgg këyit yi mu ñu bàyyi ñun ci pexe yoo xam ne ñoom mënuñ faa yegg seetal na deram sëñ bi lu fi caaxaan dafa sérieux man juróom weer a ngi ni nangu maa dem télé nangu maa dem rajo xam naa samay mbokk journaliste bi nañ ma mere mais bi ma Alassane waxee mbir bi damay ñëw parce que lii farata la goo xam ne ni ëllëgu Sénégal da ciy wékku dëgg la est-ce que yaakaar nga jot na ñu toog nag pencoo ci mbirum justice bi Alassane kooku jot na bu yàgg Sénégal ñu koy jooyee daa bëri parce que xam nga souvent aussi dañuy wax justice Dakar sax mun na am nga am avocat mais boo demee ci biir réew mi ci village yu gën a ndaw yi am na ñu fa dem amuñu avocat mu xamul sax mooy loi yenn saa ñu indi la teg la ci mbirum justice ñu teg la ay daan te duñ comprendre naka lay demee distribution justice bi dafa nekk lu équitabilité sur tout le territoire. Alassane xam nga dama la bëgg rek rappeler en 2015 ñun waa Ligue sénégalaise des droits humains ñoo jëkk a demandé ñu appliquer le protocole numéro 5 de l'UEMOA mooy présence de l'avocat dès les premières heures de garde à vue mais bi ñu ko waxee dana bëggoon mu am accompagnement de l'État. mais dëkk yu ndaw yi amul avocat c'est ça le scandale ñun dana waxoon ni avocat yi ndaw yi parce que avocat yi dañu toog lu ay at bloqué recrutement bi ñun avocat yi xam ne avocats yi sax ñoo ëpp magistrat yi déjà Sénégal dafa am ay manquements yu bari ci jumtukaay amul magistrat yi doy amul avocats yi doy avocats yi amoon as néew dana waxoon ñun que état bi nañ la dimbali ñu leen di installer dans les petits départements s'il le faut état bi financer leen dafa leen subvention ñu am dans les petits départements am Kédougou am Kolda am Sédhiou ainsi de suite malheureusement état bi ba léegi suivre loolu au niveau des magistrats ba léegi dafa am 400-500 magistrats pour 16 millions d'habitants dafa nekk comparé ay ak Tunisie rek un petit pays xam ne ñoo ko ëpp sax ay nit Tunisie ils sont presque 4000 avocats 4000 magistrats tellement dafa am ay manquements créar yu rëy yoo xam ne moo am ci réew mi ba tax justice bi ni mu war a doxee ko réforme bi yi ngay wax mais réforme bi dañ ko demandé ñu depuis longtemps UMS depuis 5 ans 4 ans seen conférence yi def yëpp pour demander indépendance de la justice ak def ay réformes profondes surtout système judiciaire bi am actuellement mooy li ma la wax rek président bi soo nangoo di présider moom conseil supérieur ministre bi mën a def consultation à domicile téléphone Alassane alors dama bëggoon Aliou Sow la bëggoon loo ci xam voilà et puis consulter ñu ma neex je consulte quelques membres su ma neexee may apprécier ma am pouvoir discrétionnaire apprécier loolu dafa nekk loo xam ne moo na saxal principe bu ñu wax indépendance mënul nekk mais li ma la wax sànq rek boo bëggee juge boo xam ne comme li Abdoulaye Wade waxoon que juge bi même soo ko bàyyee day dellusiwaat non pas forcément su fekkee ne dafa am na ko ci da ko ciy fekk juge bi ma la wax dëkk jëkk Podor bi ko yóbboo Thiès fekku ci kenn dara léegi nag heureusement que léegi UMS am nañu fullay fayda def de mën a recours en annulation
heureusement que loolu procédure bi mu nekk en cours et c'est heureux mais li am ba des daal moom mooy juge bu nekk comme li nga wax au Mali au Sénégal en 2012 avec le conseil constitutionnel li taxoon Sénégal amoon fukki nit ak ñaar yu dee ci après mouvement du 23 juin pour le refus de troisième mandat c'était ça le principe moo doon ñu bàyyi juge bi def lu ko neex te loolu moo am barki dem Côte d'Ivoire avec 3000 morts moo am Mali au départ avec les élections législatives donc comme li nga wax magistrat dama ko yàgg wax sax parce que ma leen magistrat dafa nekk koo xam ne dafa nekk démiurge koo xam ne yàlla daf ko may mu nekk di jiite di atte ay ñoñam xam nga loolu li nga wax prof université bu am bac plus 17 jàngal magistrat bi génne CFJ ba génne nekk magistrat kooku mënu ko remplacer moom prof d'université bi am bac plus 17 qui a fait le droit pour tous les sens mënul remplacer magistrat bi tey tardé wala mu absenté bu ndox ay prof d'université bi dama remplacer ko mënul nekk magistrat dafa am benn statut particulier moo tax man dama am scandale bu may wax souvent gis ay jeunes magistrats ñu leen affecté dans l'administration directeur de cabinet man su ma nangoo ci loolu dama ne magistrat yi déjà doyul as néew wana naa 300 nga jël une centaine yóbbu leen Nations Unies pour neexal leen yóbbu leen dans les directions j'ai vu même des magistrats directeurs de société alors que magistrat bi xëy amagul sax carrière bu mat à partir de 60 ans à la limite 60 ans 62 ans may la 3 ans yi mujj ñu may la nga nekk yaakaar nga nguur gi am na intérêt bàyyi magistrat yi davantage am seen indépendance non malheureusement moom man la wax moo tax ma ne c'est une volonté politique état bi il faut am fit am narko am xam-xam ne nanga moo def refondation bing bang pour que ñu accepter que li jot na parce que après 60 ans bari ay manquements yu bari yu ñu seetlu ñun ñu koy def ay propositions ba tey ñun au niveau dafa daa man ak waa UMS parce que 5 ou 6 séminaires ñu bokk ko partenariat pour wax dénoncer loolu mais état bi ministre bi pas ministre sax président de la République parce que moom mooy le dernier c'est toujours le dernier à décider ministre de la justice da nga koy wax defal li mu def lii fekk naa yëpp Sidiki Kaba kooku joxoon na c'est un exemple de défenseur des droits humains dans tous les sens du terme depuis presque 40 ans mais bi mu ñëwee doo ko xamee suma xarit la man liggéey nañu mais dafa mujj ek dans le rire politique ñu ngi ko defal li Sidiki mu def ko malheureusement donc état bi tout dépend du président de la République malheureusement dans les pays africains moo ëpp doole moo tax li nga wax que war na am réforme forte ci institutions yi surtout la justice kooku dañ ko yàgg ñaan malheureusement ba léegi président bi loolu arrangé wu ko parce que en 2019 dañu waatoon ne ñoom day génn ci conseil supérieur de la magistrature daf ko waatoon à la limite dañ ko c'était prime c'était acquis mais loo ci dëgg on est en 2020 bientôt fin 2020 dëggaatoo ci dara parce que pour l'instant loolu moo ko arrangé donc daal jot na Sénégal enfin xaw ma nguur gii la xaw ma kenn kii ñëw après que ñu jot pour ñu def réforme bu forte nag am fit bi xam ne il faut ñu avancer d'un pas Sénégal fi mu nekk nii tardé na bu baax ci côté justice fi mu nekk nii. mais ci loolu monsieur le ministre ban matuwaay la assemblée nationale la instance au conseil de collectivité locale yeneen institutions yi war a jouer ci loolu pour gën a renforcer indépendance bi gën a aar surtout population bi. mais li ñu ko war a def mooy d'abord ñoom seen bopp ñu moytu li ñuy def intervention. xam nga intervention moo sonal nit ñi. et am na loo xam ne surtout affaire indépendance wax naa ci affaire alal wala ci tiitaange wala ci leneen. mais nit la rek. mooy diw sama dëkkandoo la diw ñoo jàngandoo diw sama xarit la diw sama am di jàmm la diw ñoo bokk dëkk diw ñoo bokk tarixa ñoo bokk nangam ah diw sàngam kat li ko dal xameem la oona ma di ma yëglu loolu nit rek la. est-ce que ñun mën nañoo dem ba teel suñu bopp suñu yoxo ci yooyu te ku la jege bu amee jafe-jafe nga fayal ko avocat. bien sûr. oui boo xoolee Sénégal ku am jafe-jafe yu yoon li muy njëkk xalaat d'abord la plupart à part les grands hommes d'affaires mooy day xool ab jabraankat bu ko mën a dimbale ba àttekat ba bu ñëwee gëlëm. wala ab borom barke wala borom kàddu goo xam ne mun naa jël téléphone am ñaan njëkk. loolu ñun donc dafa am responsabilité sociétale. boo xam ne ñun sénégalais yi ñoo suñu jikko ak suñu relation ak yoon d'abord problème la d'abord buñ ne bante beneen ba mooy wax nga fi léegi bala may ñu ci affaire institution yi lu am solo la tudd mooy mbiru avocat yi. je suis à l'aise ku xamul des fois ne sama jabar li mag avocat moo tax lu ko jiitu 2013 bind naa téere boo xam ne dama ci wax man ci sama xalaat ci luy doxal Sénégal naka lañu mën a fexee yokk limu magistrat ak limu avocat yi ba ne. bien que avocats yi seen barreau bi profession libérale la ñoo moom seen mbir ñooy def seen i concours associé ñoom ñoo moom seen bopp daal waaye nguur mën na waxtaan ak ñoom xam nga waxtaan la nguur mën naa ñëw waxtaan ak profession libérale xiir ko ci coppite yoo xam ne du ko forcer waaye rokki mu rokk lay doon ci intérêt askan wi mooy li ñu naan aide juridictionnelle foog nga Sénégal li mu toll dégg naa ñoo ay 300 millions xam nga 600 millions dégg matul milliard aide juridictionnelle
entre nous. Ouais. mais Sénégal tey nguur gi lan la ñuy coûter ñun am nañ budget bu weesu ñeenti junniy milliards jël fukki milliards wala ñaar fukki milliards def ko aide juridictionnelle. lu ñuy wàññi mais day gën a ñoŋal yoon. lu ñuy wàññi ne awa baro bi nangu nañ leen yokkal 10 milliards wala 20 milliards aide juridictionnelle waaye bu mais nag da ngeen ñuy tontoo jël seen baro bi def ko ñeenti baro centre baro xawma nord baro sud baro est baro ouest ba pare ne léegi nag 70% aide juridictionnelle ba dañ koy jëmale ci ñetti baro yi nekk ca biir réew ma ndaxte ñoom nekkuñ ci capital bi nga xam ne ni fala teraangay alaja baawaane bu boobaa da ngay xale yi jàll concours baro bi gën nangoo ubbi ji seen cabinet Kédougou wala Kaolack wala nangam mu leer la waaji ne lu muy yées ci année bi mën na ci am loo xam ne état mën na gisit ne avocats yi pour relancer encore nombre avocats yi bu ñu defee concours ba pare ba defal leen école des avocats des avocats defe dina am macha allah ak waroon na am yàgg na bu ñu leen tàggatee ba pare nga yokk ci ne bu loolu pare maintenant avocat bu bees bu ñëw ba pare ci seen ba pare dañuy defal benn fonds d'appui à l'installation par exemple de 10 ou de 15 millions dimbalee loolu parce que li nga wax c'est tellement important. bu ñu ko defoon pare ñu bëri ci àll bi en moins de 5 ans dañu yóbbu kaso tëj la duñu xam sax lu xew. bien sûr bi ma nekk ministre de la jeunesse bi ma nekk ministre de la jeunesse maître Mbaye Guèye bi nekkoon bâtonnier jamono jooju mu nekkoon président association des jeunes avocats du Sénégal dajee naag moom bureau à jamono jooju ci vacances citoyennes yi ñu def benn pexe bu am solo moom mu nangu ak bureau am ñu jël ay bus ñu dem ba Tambacounda def fa ay fan plaidel fa ay xale yoo xam ne ni dañu nekk ci kaso ba mosu xam luy avocat ba mu ko defee génn nañ ci kaso ba xale yu bëree yoo xam ne ni ña ngoon ay Tambacounda ay Kédougou jamono jooja maa ngi ko ci gërëm di ci gërëm association des jeunes avocats du Sénégal AJAS jamono jooju xam nga pour vous dire que mënoo doxal ab réew nañuy recruter fan yi mbas mi indi président jël ndogal bu am solo du ko ci bàkk pour tànn toog junne ak juróomi téeméeri ay docteur ak ay sage-femme ak yooyu am na solo lool pour fagaru bala ngay lakkale fagaru jàngoro waaye aussi ci wàllu koom-koom gii laaj na aussi ñu gën a ñoŋal yokk doole attekat yi seen lim seen doole ak seen mën-mën mais aussi ñiy taxaw parce que tribunal aussi ñeneen dafa am solo bu ñu fàtte aussi gis nga les greffiers les autres mooy waa justice yi mooy ñenn ñi nekk UMS parce que du magistrat kese ak justice bi te yi gerew ñëw aussi buñ leen sàgganee mbaam tuuti na waaye ci juggal yi la bokk gàtt na may juggal yi la bokk buñ leen dégg fànnaarlu li ñuy gerew lan la mooy ndogal lu ñu amoon ay accord nañ ko jëfee. na tey am rencontre si ngoon si. waaw mais nañ saafara loolu jàppale leen ba ñëpp ñi nga xam ne ñu bokk ci chaîne bi yëpp ci système judiciaire bi ku ci ne ñu wàccoog yow la ñu war a def ak yow mais loolu dafa laaj koppar yu mat mais alal loo dugal ci wàllu yoon ba yoon wa ñoŋ mu jural la ko ci koom-koom jural la ci wuy wu rafet jural la ko ci ay touristes yu ñëw touriste bi ñëw bu ko leer nañu ne bu ñëwee fii mën na ñëw léegi dem restaurant ñu sàcc ko fa wala ñu plan def fa complot contre moom te du mujj fenn ne ko ràpp sax laaj ko la yor mais du ñëwaat donc yoon dafa am implication yu mag a mag a mag ak dafa am ay cër yu dafa am lu muy jul lu baree ci nekkin ëllëg wëy darajey am réew léegi ci li ñuy jeexale institution yi xam nga député yi aussi en vérité bu ñu fàtte benn affaire même si on sait que en vérité suñu pays nguur gi gën a am solo exécutif moo ko yor lépp buñ ne bante lépp kay xam nga man ay temps dañuy wax député wax benn jour ma sooy ma ne ko man xëy li ma teel nekk ministre moo tax man lu dul exécutif je me sens pas trop bien à l'aise parce que bokkuloo non parce que mënu franchement parler mënu ma ñëw dem ci loo xam ne damay ñëw toog fii wax loo xam ne nii damay indi ab këyit mënu ma ci soppi dara bu ma ñëwee xalaat bind ab projet ñëw indi ko du mujj fenn à moins que fekk nguur gi d'accord na ko c'est-à-dire da ngay ñëw da ngay def semblant quoi alors que man dama bëgg action mooy décision mooy nguur boo ci nekkee te mënul décider sa waaye da ngaa ñëw rek nekk ab retraite bu ñuy def teranga quoi c'est le cas entre nous loolu li ma lay mooy esclave coppite yoo xam ne ni kuréel yooyu ngay wax yëpp ñu gën a dooleel gën leen dooleel ba nga xam ne nii mën nañoo jël ay matuwaay jël ay dogal yoo xam ne ni mën naa gën a ñoŋal mbir yi ci diggante ba aussi mais pourquoi aussi député yi mën nañ aussi ñoom seen waxtaan aussi ak exécutif bi parfois quand il mooy waxtaanu informel politique bi la bu ñu nëbbante dafa am li ñuy wax këyit yi mooy exécutif séparation des pouvoirs mooy député yi fële nguur ga fële justice bi fële mais ci côté politique nag comme que
politique moo nekk lépp ci ginnaaw. am na fu ñu day ñoom di waxtaan. di waajal li nga xam ne ni kuréel bu ci nekk loo ngay def. dajee waajtaay yooyu te du feeñ te kay prévoir ko yooyu lañu war a ñëw xool ko ba ëllëg si biir député yi aussi mën a ne d'accord lu ngeen indi ñu wote leen ko mais nangul leen ñu au moins lii aussi bu ñu ko xalaatee ñun wote ko ngeen promulguer ko. ngeen sagal parce que bu ngeen sagalee ñu ko parce que bu fàttali ne député lu mu xalaat te boo bëggoon jël tey matuwaay xalaat loi bu bees proposition loi dañ naan la d'accord bu juree benn 15 rek. war nga cee ñaambaas fañ koy jëlee. voilà mais foo ko mën a jëlee loolu. fan nga ko dul jëlee. kon kay la nga fay nekkee yow muy indi nga d'accord wala boo d'accord nga xarab xànc ñu dégg la bravo la mais dara du soppeeku. man dama ne man wax ñu dégg la tàccu la dama cee sonn quoi. réew. jëf moo koy jëmale kanam. li ñuy wax boo gisee populisme yomb biñ nekk étudiant fii nii. ay grève yu ji tey grève. da ngay génnee buntu ku ay junne étudiant taxaw nga ñëw taxaw camarade dëkk bi yàqu na ñi dañuy sàcc suñu xaalis jël seen doom yóbbu leen bitim réew gaa yi tàccu dañ jóg xeex ñooñu génne leen ci palais bi dàq leen. boo ko waxee ñëpp kontaan tàccu. nañ jóg nga dégg ko jóg na dañuy jóg tey def journée d'action taali yàlla xam ne benn bés ñi may waxal ñu bokkal jamono fàttale ko nañu ko buntu ko di fi ñu taxaw dañuy def journée d'action di ko wax noonu benn bata botti xam nga bata botti li ñuy wax marguya benn bata botti tëb benn étudiant tëb yuuxu keneen yuuxu mbir ba xaw na tasaaroo ci ñoom dañu waroon dem xeexi keroog jàmmaloog kii police yi loolu mooy populisme mooy tey nga xool sénégalais yi li ñu bëgg a dégg nga wax ko ñu tàccu la ak man loolu jëri aux gens xëy na li ma yàgg état yàgg ci moo tax dama ne franchement man moo ngi ko def populisme ay ree damay jàpp nañu wax ci àlli kala ji mooy naka la ñuy soppee ba nga xam ne ni ëllëg si biir ku ci ne boo amee jafe-jafe wala jaaxle booy dem di kalaame ci yoon wala booy dem fi mba xam ne doonee benn sa xel dal doo am xel ñaar ci ne yow mun ngaa am atte boo xam ne ni leen mun na ko wala lu dul yoon jubale ak taxawaayu ndey ji seex mën naa ne nag. mais c'est vrai que voilà li ma wax daal mooy li ma wax léegi rek moom mooy Sénégal moom Afrique la c'est vrai Sénégal surtout lépp volonté politique la il faut que chef d'État parce que pour man Sénégal chef d'État c'est Dieu sur terre kooku moom c'est clair dans ma tête man dootuma xaleel yéen ñëpp maa leen mag fuuf. mais li ma gis en Afrique au Sénégal chef d'État c'est Dieu sur terre donc li mu wax volonté politique la parce que loo mën a def te président bi d'accord ci du am. donc moom moo am devoir historique. ak fi mu jaar surtout président bi ak yoo xam ne encore amagul 60 ans war a ñëw soppi yu bëri ndax jaar na chance yu am na chance jaar ci yu bëri nekk na ministre premier ministre président assemblée nationale président def ñaari mandat am chance 7 ans 5 ans muy 12 ans pour man fi mu nekk nii en 2020 dafa war a am devoir historique def loolu ñuy wax refondation d'abord justice bi ñëpp xam nañ ko tey mooy le cas patent mooy li ñu gis tey ñaari magistrat di daggasante woo presse mosul am ci presse dans le monde mosuma gis loolu man même ay États-Unis xam ne c'est des pays libéraux wala France xam ne ils sont en avance sur nous teg ay micro di envoyer ay lettres officielles di ko envoyer mais avec quelque part d'ailleurs la complicité de la chancellerie parce que je me comprends un peu il y a que président bi démissionné UMS que UMS prendre ak loolu lépp pour mën ay dafa am ay manipulation donc daal je sais que daal fi mu toll nii jot na lool ci président bi xam ni comme mu ngi deuxième mandat mu am pit am xalaat historiquement marquer le coup pour que enfin justice bi am indépendance te loolu moo jiitu moo mujj Alassane. jërëjëf Alassane Seck maa lay gërëm di la sant yaay secrétaire exécutif Ligue sénégalaise des droits de l'homme monsieur le ministre Aliou Sow ñu ngi lay gërëm di la sant professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar merci ci teewaay bi ti ñu waxtaan mbirum justice bi technique bi ñu ngi leen di gërëm di la sant Aïssata Ndiaye ñoo continuer maanaam matinal bi jërë ngeen jëf.